dal leen ak jàmm parti Ousmane Sonko bi def na lu ñuy woowee investiture à la candidature ci Dakar waaw nuñ ko doon waxee temps yëpp nee nañ dañuy yor seen candidat fii ci Dakar def nañ ko léegi nag dañuy xeex ñoom jongante ak taxaw Dakar bu Khalifa Sall loolu la sama naataango yi wax sama naataango bi di journal L'As ne léegi moom dut amatu yow Khalifa na moom na préparé ndaxte waa Pastef samp nañ seen loolu moo am 19 communes yëpp ak ville bi daanaka jot nañ placé seen nit ne dañuy taxaw xaar ñu sifflé ñu jongante sama naataango bi di journal Le Quotidien ne Pastef partout ndaxte démb investiture yi à la candidature am na waaye nag sama naataango ne kii di Ousmane Sonko wax na démb sifflé na la fin de la récréation nee na du nangu benn yoon ñuy def lu ñuy woowee activité fractionniste daanaka ngay jël say liste di ko samp à gauche et à droite sans que parti bi may la li nu mel loolu du ko nangu wala ngay suspendre participation ci coalition Yewwi Askan Wi loolu kenn du ko nangu sama naataango bii di journal Les Échos ne Sonko siffle la fin de la récréation nee na duñu nangu benn yoon kon agissement yu nu mel sama naataango bii di L'As yokk ni Sonko sort la cravache prêt pour door ñi def li nu mel sama naataango ne Dakar d'accord na moom nee na moom bàyyi na bala terre Tamba moom itam mi doon rébellé wu ne dañu am seen liste ñoom itam rangé wu ne d'accord nañ lu kii di Sonko wax sama naataango bi di journal Walfadjri ne ni Ousmane Sonko dugalaan na ordre ci parti bi nag boo xoolee ci Benno Bokk Yaakaar foofu itam problème am na fa waaw ñu laaj sama naataango lan moo fa xew sama naataango bi di journal Vox Populi ne xanaa gisu leen Abdoulaye Diallo Diaw bokk ci parti socialiste moom nee na fu mu toll ni alliés yi ñoom APR dañoo foqale poste yëpp lañ bëgg a jël waaw suñu alliés APR dañoo foqale dañoo bëgg a imposer partage bu nga jël bi nga bokk bale garder beneen bi après nga ne nga jëlaat beneen nga ne 2 loolu mooy lan yow kese du ñu nangu loolu ma naataangoo ne loolu nag PS moo yaafus ndaxte nangul déposer pour le moment caution foog mu dugal ko ndaxte du ñu nangu APR def ñu yenn yi te loolu tey jii boo xoolee bu baax nañu xam dëgg amul kenn ku ñu yóbbee li ñu mel nii lu dul kii di Aminata Mbengue Ndiaye moo manqué fulla boobu amu ko moo tax ñun ñuy neewal doole ci coalition Benno Bokk elle a trahi loolu laa jàpp kii di Aminata Mbengue Ndiaye dafa trahir ñun waa parti socialiste ñi nekk Guédiawaye dañuy présenter suñu liste loolu lañ jàpp ci 5 communes Guédiawaye te fu mu toll ni jàpp nañ ñi kii Aminata Mbengue Ndiaye deful lu mu waroon def ma naataango ne Benno Bokk Yaakaar problème am na fa waaw beneen problème bi am ci Benno Bokk Yaakaar mooy diggante Thierno Ndiaye nekk candidat mairie Gueule Tapée Fass Colobane mi porté plainte contre Babacar Ba mi bokk même parti gannaaw benn commentaire boo xamante ni jàpp nañ def ko tooñ def ko saaga ma naataango ne dem nañ ci division des investigations criminelles ñu fa demee policiers yi jot nañ leen déglu ki ñu njort ni moo def li nu mel jot nañ ko déglu nee ko dalul sa kër waaye nag buñ la soxla dañ lay woowaat ma naataango dañ nee sax na préparé avocat ndaxte dañ koy waat lundi bi ngir ñu continuer enquête bango yi yokk ni nag kii di Antoine Diome ministre de l'intérieur mer ci attaque yoo xamante ni dañuy attaqué suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ci réseaux sociaux yi sama naataango ne ministre de l'intérieur Antoine Diome nee na loolu du ko nangu benn yoon sama naataango Vox Populi ne kii di Antoine Diome nee na képp koo xamante ni def leen nu mel dañ lay jàpp ñu won la yoon ndaxte am na loo xamante ni duñ ko nangu ci même réew loolu la journal L'As yokk sama naataango bi di l'Observateur xëy nag wax ci conseil supérieur de la magistrature boo xamante ni war na am temps yi waaw sama naataango ne procureur de la République Serigne Bassirou Gueye dina able waaw dinañ ko remplacer naka noonu procureur général Lassana Diabé Sibi moom itam dinañ ko remplacer mu toll ni nag ñu ngi xool itam kan la ñuy jël ngir mu remplacer doyen des juges Samba Sall mi génn àdduna ma naataango ne tur ñi leen wax remplacer fu mu toll nii xam nañ leen président de la République kese la ñuy xaar mu sife ko mu toll nii xam nañ bu baax a baax ñi nar a remplacer kon ñooñu ci poste yooyu la fu mu toll nii président de la République la ñuy xaar mu entériné ko ci conseil supérieur de la magistrature ci wàllu nag assemblée nationale levée de l'immunité parlementaire di député Mamadou Sall ak Boubacar Biaye fu mu toll nii procédure bi dina gaaw procédure express lay doon sama naataango l'Observateur loolu la wax ñu ngi xaarandi kon commission gannaaw bi ñu ko installé ci fukki fan dañuy xam ndax dañuy lever immunité parlementaire yooyu wala duñ ko def loolu yépp dinañ ko boucler ci fukki fan looloo tax sama naataango ni procédure express lay doon libération wax nag ci médicaments yi ñu importé woon waaw amuñu autorisation sama naataango bi libération ne chinois bi ak ñaari docteur sénégalais ñi mu doon liggéeyandoo bu yeboo nañ
ñaan yàlla ñu bañ leen indil problème ci tribunal ndaxte fu mu toll nii moom seen dossier yegg seen foofu dañ leen di bu correctionnel docteur Aliou Ba ak Mamour Niang ñoom ñëpp yóbbu nañ leen correctionnel sama naataango Libération yokk ni leen toppee association de malfaiteurs vente illicite de médicaments jaay médicaments yoo xamante ni amoo ci autorisation naka noonu itam mise en danger de la vie d'autrui faux ak usage de faux naka noonu itam blanchiment de capitaux charge yooyu yëpp lañ ko yéggee tribunal correctionnel procureur def li nu mel livreur bii di Chérif Boubacar Ba moom daanaka bàyyi nañ ko toppeetuñ ko dara am na non-lieu total ñu jeexal ak sport week-end explosif ci Angleterre choc Manchester United Liverpool ñu koy xaarandi naka noonu ci Espagne classico Barça Real moom itam fans yi mën nañ ko seetaan Italie Roma Naples Inter Juve ci France classique OM Paris Saint-Germain nar na neex sama naataango bi di journal sunu lamb moom nag wax ci MMA ñu xaarani nag jongante bu métti diggante Bombardier ak Super Marius moom nag Super Marius sama naataango ne dañoo jàpp ni Bombardier am na gan waaw Bombardier am na gan ndaxte dina jongante ak l'homme le plus fort du monde loolu mi ngi xewee ci samedi ji ci Pologne dara du sedd jërë ngeen jip na gannaaw faatub juróom benn doomi aadama yi nekkoon ci ab charrette daal di sauté ci ab mine foofee ca nooru Sindian ay nag seede daal ne ñoom li ñu dut a dégg mooy ay bali feteel maire bu Sindian nag moom ne lu ci mënti mel daal war nañoo taxaw ci jëlee fa lii di ay mine ñu nag tàmbali niki big ci guddi fii ci Ndakaaru foofa ca échangeur bu Foire jëlee fa ña fa ne opération nag ci diiru ñetti fan lay am te sax ministre bu urbain nag ne dañ fay dellu saa su ne ngir xool negam nañ fa jëlee woon duñ fa dellu si comme niñ koy defee saa su ne te Rufisque président sortant bu conseil départemental nag ne dafa fas yéene dem ci élection locale yi moom kottu ci njàppandal fukki parti ak ñett yu benn bokk yaakaar Souleymane Ndoye nag ne du nangu ñuy imposer candidature bu kii di Ismaïla Madior Fall ñaar pàcc xibaar tàggat yaram dinañ ci ànd ak Malal Junior Diagne yéene kay ak Mohamed Talimou Ba ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. dañ koy tàmbale ak accident bi nga xam ne am na biig ci guddi foofee ca Saint-Louis diggante Fass ak Paal ñaari bakkan ñoom ñoo ci daal di rot Ousseynou Diop maa ngi lay nuyu yëf yi nan la fa demee. diggante dëkk bi di Fass ak dëkk bi di Paal benn DK 0041 di 406 moom mbëkkante ak benn bus boo xamante ni ZG 2480C la boor 4h30 du matin jamono ji ñuy wax ak yéen nag. ñaari nit ñoo ci ñàkk seen i bakkan mooy ñi nekkoon ci 406 bi jàppaleen nag intervention yi xaw na yéex lool ndaxte 406 bi dafa duggoon tuuti ci suufu bus bi moo tax sax benn camion moo mujj ñëw xëcc bus bi ngir ñu mën a génne 406 bi intervention yi yéex ndaxte jamono ji may wax ak yéen nii si dañuy soog a génne chauffeur bi ci fi nga xamante ni mooy ci oto bi mu nekkoon kon chauffeur yi ñaari personnes yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci 406 bi ñoo mujjee faatu ba tey jii fi may wax ak yow nii ki nga xamante ni mooy chauffeur bus bi fi mu taxawoon fi mu toogoon ba léegi mujj fa génn ndax dafa mel ne ku tiit jamono jii ñuy wax ak yéen nag ñi di waa sapeur jël nañ ñaari corps yi nga xamante ni ñoo ci mujjee faatu ngir mën leen yóbbu ca hôpital régional bu Ndar fii daal liñ ci mën a wax ci diwaan Ndar géej mooy tey askan wi dañu sëngëmtal nekk ci naqar ci jafe-jafe bi nga xamante ni daan nay am fii ci diggante Fass ak Paal benn bus ak benn 406 ñoo mujjee dalee ba ñaari nit mujjee ca ñàkk seeni bakkan. jaajëf Ousseynou Diop waxtaanee beneen tiis te sax ba tey amul communiqué bu officiel bu l'armée gannaaw accident bi am niki biig ca bët Saloum Sindian ca région bu Ziguinchor ab charrette moom moo daal di wax ci lu ñu moom moo daal di daanu ci lu ñu wax ci ab mine faat nag juróom benn ñacca newoon ak juróomi blessé ñu nag yóbbu leen ci ay bërëbu fajukaay foofee ngir jëleen fa charge ak nag mu ngi am gannaaw ba ab oto bu armée jaare foofe nag buñ sukkandikoo ci ay CD yoo xam ne daal jóge na foofe jëmale ci suñu ndaw foofe ca Ziguinchor di Lamine Ba askan ni foofe nag daal ñoom daal seen xel dafa tey ne daal armée loo xam génnul ci boobule jëya ndax ñoom dañoo ne daal dañu dégg ay bali feteel gannaaw loole waaye tamit gis nañu ab appareil de reconnaissance di foofe ca gox ba waaye nag maire bu Sindian moom ne ci jamono jëlee li ñu wax def mooy fexe ba jëlee fa ay mine ngir daal fexe ba loolee du fa amaat Yankoba Sagna ci téléphone beeg Makomba Bey di ñaan nguur gi di ñaan CNAMS muy nga xam ne moom moo doon yëngatu ci mbir moomu
mooy mu jàppale askan wi jàppale nit ñi parce que zone u Sindian bi musul am déminage humanitaire toujours moo koy wax day poser ak problème mu sécurité parce que coupe illicite de bois la ak trafic de bois ab charrette la boo xam ne ay bant la doon trafiqué la doon yóbbu ngeen baal ma parce que mënu ma wax trafic mais ay bant la doon yóbbu mooy garab yi ñuy gor ci anam yoo xam ne du anam yu ñu lewal la di jaar ci ay yoon yoo xam ne yoon yooyu kenn dépolé wu ko population bi ñoom pour ñoom aussi am na intervention armée parce que ñoom lu ñu dégg du problème mine bi kese parce que ñoom ñu ne ba détonation bi amee am na ay échange de coups de feu yoo xam ne bokk nañ ci te wax nañu aussi ni vraiment ñoom am na avion bu romb boor yooyu ñoom xaw nañ ko méngale ak rallye guerrier donc loolu yëpp day andi problème mu tiitange bi nga xam ne. rallye guerrier mooy lan mooy armée bi ci boppam. rallye guerrier mooy avion bu ndaw bu militaire yi avion bu ndaw boobu bu reconnaissance bi militaire yi am nañ benn avion de reconnaissance boo xam ne saa yu jógee rek dem ci côté boobu nit ñëpp seen xel day xaw a yëngatu. donc man bañ ma wooyee dañ ma ne ni ñoom daal rallye guerrier bi mooy avion boobu mu ngi nekk di survoler zone bi te dégg nañu ay échange de coups de feu ñoom loolu la ñu mën parce que ñoom nekkuñu ci terrain mais dégg nañu ab détonation boo xam ne bonkalumaa mu détonation ñoom sax dañu ne ni peut-être armée bi dafa nekk di dal ci base bi nekk foofu base rebelle bi nekk foofu parce que foofu tamit côté la boo xam ne am na base rebelle bu fa nekk. D'accord. donc démantèlement bu ñu rajo askan wi. ministre bu urbanisme nag tàmbale na ki démb ab opération maanaam jëlee ñenne foofee ca échangeur bu Foire ci nag ñett fan lay daal di am Abdoulaye Seydou Sow dina xibaar ne daal loole dina am ci ndakaaru njaay gi yëpp kilifa yi nag fas yéene dugal ndaw ñi ci yooyu les quartiers ngir daal yëfi daal buñ ko tàmbalee ba ñooña jóge fa duñ fa ñëwaat am na te ba reportage. ay agent yu UCG unité de gestion des déchets solides nekk ci waar wi di jëlee table oto yi nekk ci mbedd mi autorité yi daal di amal opération de désencombrement daal di jëlee lépp luy mbalit li wër foire bi Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme. jóguñu rek ci guddi gi ñëw rek ne dañ leen di dëgër biir déedéet dafa am yoon yu ñu jaar ba àgg fii tey ñu jàpp ne lii warul nekk rek ñun tamit suñu liggéey kese population yi fi dëkk ñoo ci war a gën a yelloo bu ñu ko defee benn fan ou bien ñaari fan ou ñetti fan ñu bàyyiwaat nit ñi occupé waat mooy perte alal perte temps. Abdoulaye Diouf Sarr maire bu Yoff am mbégte ci bile initiative bu ñu sukkandikoo ci moom jëlee lépp luy mbalit ci dëkk bi. nekkoon na loo xamante ne askan wi ñu ko gën a yàkkamti. li ñu sumb tey def ko fii si Ouest Foire nekk na loo xamante ne ay at a ngi nii ñu ngi koy mbébét parce que à chaque fois bu ñu ñëwee fii si Ouest Foire population yi li ñu jëkk a wax mooy régler leen ñu problème bi xamante ne moo am ko seen cité par rapport au cadre de vie am na ay aménagement yu ñu namm def. collectif Seetal Ouest Foire daal di amaloon ab pétition ngir lu gën a taaral seen dëkk bi tax nag ñu yore lépp lu jëm rek ci daal di wéyal bi le projet yi Sidi Mouhamed Gueye nekk coordonnateur bi le collectif. xeex li nga xam ne nii mu yàqu koñ bi parce que boo dee xool ci at yi nga xam ne nii jot nañ ci génn dafa bëri ay yi nga xam ne ñoo ngi koy constaté fii ci koñ bi installation wu mécaniciens yi ak gargote yi nga xam ne nii moo ngi fi nekk ak jaaykat yi boo dee xool aussi population bi ñëpp déglu te ànd nañ ci ak ñun adhéré nañ. bile opération de désencombrement dinañ ko daal di wéyal ci commune yi nekk ci Dakar yëpp ngir environnement bu mucc ayib ñi ngonk bile projet di woo askan wi ñu daal di ciy dugal seen loxo. feebar bi ñuy wax dengue ma nga ca Rosso Sénégal di nag ab jàngoro jox na daal dafa am te nag ñaar fukki cas ak ñaar lañ fa jot a gisagum ministère bu santé ànd ci institut Pasteur nag jot nañoo mobiliser ab équipe bu takku ci boobulee gox ne ca frontière ba ak Mauritanie ñu ngi nag amal ay recherche maanaam di xool yëf yi nan la fa demee war nag ba daal ñu gis ne sax am na ay cas contact bu nag sukkandikoo ci kilifa yi foofee li gën a jàmp mooy fexe ba wàllante gi du doon lu am ak na mu yaatoo Mamadou Diagne ci ay leexal. dengue nekk feebar boo xam ne mi ngi wulee ñaay si askan wi yeewoo si commune bu Rosso Sénégal si gox bi léegi nga xam ne dafa frontière ak Mauritanie lu toll ñaar fukk ak ñaari kaawu dengue jot nañ ko fay enregistré lii tax ba fa feebar ba feeñee ba tey médecin yi di xar seen tànk tubéy ngir dakkal lii nga xam ne mooy chaîne de transmission bi docteur Aline Badara Mbacké mooy médecin chef adjoint bu district sanitaire bu Richard Toll. dañoo jékki-jékki foofee ca boori Rosso jotoon fa ay doomu aadama yoo xamante ni dañoo ñëw doon faju si waaye ba ñu gisee la ñuy jàmbat ñu defal leen test ñu gis ni dañoo am dengue ci lañ tàmbalee nag def ay investigation
jëriñu wér-gu-yaram bi envoyé na fi équipe waa Institut Pasteur envoyé nañ fi équipe ba tax na ba ñu tàmbalee gëstu yi sax gis nañ ni jotaat nañ gis yeneen cas yu bare ci feebar bi jotaat nañ gis ñu bare ñoo xamante ne am nañ ko lu toll ci 22 nit. mu nekk feebar boo xam ne dafa garaaw loolu tax ba autorité locale yi di xam leen ni daañu def lépp lu ñu mën ba dakkal ka te bu ñu sukkandikoo c'est kii di secrétaire exécutif bu comité développement sanitaire bu commune bu Rosso Sénégal di Abdou Khadir Sy mi nga xam ne ni service yëpp jot nañ leen mobiliser. sensibilisation bi nag day jëm ci porte à porte des rajo crochet mais il faut d'abord ñu créer benn cellule de crise boo xam ne day composer le maire l'infirmier chef de poste ak CDS bi relais yi comme ça ñu mën a jël déjà benn façon waxtaan boo xam ne vraiment dañ ko yóbbu ci askan bi dalal seen xel d'abord que ni du feebar boo xam ne gaaw na rey mais feebar la boo xam ne itam mën na indi ay jafe-jafe ci biir dëkk bi. bii nekk ñaareelu yoon feebar bi dafiy feeñ gannaaw ba mu fa feeñee si atum 2018 waaye nag autorité locale yi autorité sanitaire yi ñi nga xam leen ni daañu def lépp lu ñu mën ba jëlee feebar bi lii fii si biir commune bu Rosso Sénégal Mamadou Diagne fii si Rosso Sénégal ngir rajo Futurs Médias. Mamadou Diagne Daaru Marnaan ca Touba Mbacké am na nag loo xam ne yàgg nañ ko fa joytu askan wi bu sexewu ga waaye nag loole daanaka saafara am na si mairie ba nag moom moo ci indi saafara boobee ndax daal askan wi nag foofee dinañ am centre de référence ngir daal fexe ba jëlee fa jafe-jafe ngir mën a faju waaye tamit dooleel gox boobee ci wàllub éclairage maanaam leeral gox boobee ndax dafa ñàkkoon lool ci ay lampe Pape Balla Gueye ci ay leeral. gannaaw lu ëpp ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne ñu ngi toppoon di daw ngir ñu daal di am ab bërëb bu fajukaay goo xamante ne dina leen jege lool askan wa yeewoo ca saxaw gan ak jamono ji du yàggati dara ñu daal di am loolee ñu bëgg suñu sukkandikoo ci Abdoulahad Ka mi nekk maire bu Touba dafa nekk projet taxawal ab centre de santé goo xamante ne mu ngi juddu gannaaw jàppale ko waa PACASEN. tabax benn centre de santé référence boo xam ne amagul ci dëkk bi kon nag loolu su amee war nañoo sant président de la république permettre na ma ñu def 8 kilomètres 100 muy tali bi jógee Madiana dem ba ca Bukki Xonqe romb Sam Sëñ Abdou Latif programme goo xam ne sax sumboon nañu ko am lu tolloog juróom-ñaar ci ay poste yu santé yu yees yoo xam ne ñu ngi koy amal centre de santé bi nag dina tax mu gën a yombal askan wa yeewoo ci sexew ga faju gannaaw ba nga xamante ne doon na jafe loolu suñu sukkandiku ci général Diène Gueye. bu malade masaana am dañuy dem Ndaamaatu hôpitalu Ndaamaatu wala ñu dem Jannatu te pour nga jóge fii rek passe dem Jannatu il faut nga fay taxe 2500 minimum da nga ko fay 2000 francs kon léegi centre de santé bi fi mu nekk dafa ñëw ba ci digg Daaru Marnaan mu laalaal ak village yu bëree bëri. ay nit ñu bari ñu génn taal di teewee ndaje bi Djily Bey mi nga xam ne moom moo daal di toogal ndaw yi foofee li muy xam ne nag mooy bëgg nañu daal di yokk kaaraange gi waaye itam lépp lu jëm ci wàllu lamp mbedd yi. monsieur le maire lamp yéen a ko bëgg ñu dolli ko xam naa sax loolu danaay laaj ko tey waaye nag bëgg nañ lamp yi dolli ko bu baax ndax li nga fi gis ñii ci lamp yegg ñu ko doole ba may. projet yu bari yoo xamante ne nag fas yéene nañu ko amal ci biir Touba mairie bi ànd ak nguur gi fas yéene nañoo daal di liggéey ngir fexe ba def seen wàll ci lépp luy jëm ci wàllum couverture sanitaire de proximité ngir askan wi bañ di jéggaanu fu sori ngir mën a faju. Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. des ba tey ci wër gi yaram nag waxtaane lii di santé de la reproduction am na nag enveloppe bu toll ci juróom-ñetti millions ci wàllu euro nag boo xam ne coopération bu réewum France consortium bu boole kuréel ci société civile ngi ma ko daal di lancé ngir daal fexe ba taxaw loole foofee ca ay gox ci mel ni Thiès ak Sédhiou ca Sédhiou nag coordonnateur bu boobule projet nag ànd ca kilifa yi gox ba daal ki nag démb lañ daal di lancer activités yi ñu dem Sédhiou fekki fa Max Kamfani. projet SANSAS dafa di projet boo xamante ni dafa yëngu ci wér-gu-yaramu xale wér-gu-yaramu jeunes yi mais mën nañu ko gën a leeral ni si wàllu santé de la reproduction la. lii mooy doxalin bu coordinateur projet bi amal di Abdoulaye Ka ak projet bi gën a yëngu ci wàllum santé reproductive ado yi ak ndaw yi. liggéey ensemble pour que wàllu santé xale yi wàllu santé jeunes yi mu nekk loo xamante ni nañ ko améliorer bu baax a baax tey yaakaar nañ ni li nga xamante ni génne nañ ko fi ci waxtaan ak engagement yi ñu fi génne dinañu mën a permettre ñu mën a atteindre suñu objectif ci projet SANSAS bi mu nekk une contribution comme ni ko waxee léegi ci nasaraan boo xamante ne day améliorer santé système de santé du Sénégal. gannaaw bu ñu nemee ko action yu bëre yu jëm ci santé de la reproduction naka été ci boomu yu ñu amal ci ndaw
ndaw yi niki ci ado yi ak yeneen jigéen ñi ci diwaan Sédhiou adjoint gouverneur bi yore lu jëm ci affaire administrative yi di sakku ñi amal benn cadre bi lëkkale ak it coordonné action yooyee Modou Gueye. gis nañ ni am na ay action yu bari yu intervenir ci même domaine bi gis nañ ni loolu il faut ñu xool benn cadre bu nga xam ci mooy coordonné loolu moo koy harmoniser pour que loolu noonu après mu mën fee ñu mën a am benn cadre bu xam ci mooy mën a jàngat di mën a gëstu mais surtout di mën a orienter yenn yi. ab proposition bi nga xamante ne coordinateur projet SANSAS Abdoulaye Ka rafetlu na ko. ñu fexe nañ harmoniser tubaab bi harmoniser intervention yi loolu gouverneur wax nañ ci ñu jéem ci liggéey te loolu am solo la ci ñun nañ ci liggéey xar suñu tànk tubéy pour ñu harmoniser intervention. projet boobu nga xam ne dañ ko war a doxal ci ñaari diwaan yi di Sédhiou ak Thiès ci ñeenti at lii di coopération française moo ko financé ak it participation consortium organisation société civile yi luñ ci war a dugal ci koppor tollu ci 8,880 euros ci ñaari zone Mbour ak Sédhiou. Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. ca commune bu Dia ca département bu Kaolack foofu tamit daanaka dara mu fa bu sukkandiku ci président mouvement action ngir suqali gox ba nag askan wa foofu nag dañoo bëri jafe-jafe ndax ñàkkub ndox waaye tamit jafe-jafe ngir faju ni mu waree ñàkk courant naka noonu ñuy nag naqalu dal ana li waral mënuñu am ay fourniture scolaire ci boobule commune ndax wajur ndongo daar yi dañoo bari lool ay jafe-jafe ñu dund ci jamono jile Pape Mbaye Diaw ci ay leeral. askan wa yeewoo ci commune bu Dia ay jafe-jafe yu metti la ñuy dundee te kenn tegu leen ko lu dul ñi nga xamante ni ñoo ŋànk seen commune bi ki ko xamle di président du mouvement citoyen pour le développement bu nu sukkandikoo ci Tamsir Gueye jamono ji ay jafe-jafe yu metti la askan wi nekkee ngir ñu amam ndox ngir ñu mën a jot ci paju mi boole ci tamit dëkk yu bëri danoo ñàkk électricité ci commune ba. jafe-jafe yi moom suñ ko doon lim fi la ñuy fanaan surtout nag rawat na ci commune Dia bii jafe-jafe yu bëri yooyu nag moo tax MCDL jóg vraiment pour ànd ñu doon benn et jéem a xeex lépp loo xamante ni jafe-jafe la ñu yëm ko saafara pour que commune Dia nekk ci commune yi gën a émergent. beneen jafe-jafe boo xamante nii tamit Tamsir Gueye mi ngi koy naqarlu muy jamono ji nga xamante ni dotation fourniture yi nga xamante nii moom la commune bi di indi moom mu jàpp ne loolu dafa niiw lool ci jamono joo xamante nii parents yi fi mu ne nii kenn ne la watul ngir rek noo mën a def ba jëndal say doom ay fourniture. comme maire bi motalul lépp ñun dañoo am yërmande ci suñu waajur yi parce que fi lañ dëkk jàngee fi nag xam ci conditions yi ni mu méttee moo tax aussi ñu ne dañuy jël dolli ci li maire bi indi pour que vraiment suñu parents yi mën a tëdd continuer seen liggéey tranquillement xale yi bu heure jàng gi tey ñu dem jàng. président mouvement citoyen pour le développement de la commune de Dia ci jamono ji nga xamante nii nag ci la doon jébbal école yi fourniture scolaire yi daal dinay déclaré candidature am ci commune bu Dia. RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw fukki simili ak juróom-ñaar moo na la ci juróom-ñetti waxtu fii ci rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee élection locale yi ca Rufisque président bu conseil départemental nag ak fukki parti ak ñett yu membre coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo fas yéene daal demande ak seen i bopp ndax rafetlu ñu daal liñ fay def ci yenn yi ci nu ma gën a kawe sax ci nguur gi ngir daal fexe ba Ismaïla Madior Fall doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar foofu ca Rufisque mouvement nag booloo defar tënk ne sax dafa fas yéene déposé ak caution yam fukki million ak juróom la ko tàmbalee altine bu ñu dégmal ñu dem Rufisque fekki Fabdou Diouf Diagne. xaajaloo ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi nga xam ne moom dañu dëjmal nag léegi lu dëggu la ci Tëngéej kii jiite conseil départemental bi tey te bokk ci parti bi nga xam ne mooy jàppal tànk njiitu réew mi di xam le ne dafay jël yoonu boppam ak mouvement bi mu duppee booloo defar Tëngéej Souleymane Ndoye. altine su neexee sunu borom dañ jël sunu chèque certifié dem caisse de dépôt et de consignation déposer la coalition booloo defar Tëngéej pour aller aux compétitions communales de Rufisque département. D'autres sax communes seront avec nous. dogal gi nag ki nekk député ci assemblée nationale mu ngi ko jël si jamono joo xam ne ñu bëri dañuy faral di wax ne Ismaïla Madior Fall moom la président Macky Sall di tànn ngir mu doon kii jiite mairie ville bu Tëngéej. Je resterai député de Benno Bokk Yaakaar. J'exercerai sama mandat de président du conseil départemental. Mais dans la logique des élections locales cheminement bii ñu jël ànduma si tey ànduma si ëllëg. ña ma àndal mooy góor yi ma waxoon démb ak bërka démb ñuy liggéey ñooñu lay topp si seen gis-gis ak seen taxawaay ba li yàlla di def. candidature déclaré na wala déclaré wul engagé wuñu su pënd bi uree
balaa midi ñu tàggoo sunu gaay daata moom Ousmane Ndiaye xamle moom tamit ne day doon candidat ci commune bu Rufisque Nord ak mouvement bi nga xam ne moom la duppee ànd defar Tëngéej. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Professeur Mary Teuw Niane moom tamit déposé na nekk démb ci àjjuma ji ay document ngir daal wax ñan la fa seeni àndal ak ñan lay mandaté ngir élection locale yi moom mi nag di candidat bu mairie bu Saint-Louis ne loole jarul rumbandaat loolu daal dafa daal di am muy nag yëkkat yoolee kàddu nekki démb bañ joon a signé alliance ak mouvement bi ñu wax mu si des foofu ca Santhiaba professeur Mary Teuw Niane ak Ousseynou Diop. tey notification plénipotentiaire la ak mandataire liste yi danañu ko déposer diggante ñaari fan wala ñetti fan ci weeru novembre danañu leen ko biral comme ça ngeen ñëw ngeen xam exactement suñu liste yi nan lañu tëddee loolu dafa mus a wóor parce que ñun dañu sàmm suñu kàddu bind naa sax yéen ñi di xool Facebook kàddu dañu ñun ñi nekk ci Afrique ñun ñi nekk Sénégal ñu nekk wolof mbaa ñu nekk pël mbaa ñu nekk yeneen xeet xam nañu ni gor sa wax ja nit day sàmm kàddoom nee nañu dañuy dem ci élection danañu ci dem ñu ñaan yàlla rek yàlla may ñu ci ndam su fekkee ni ñun ñoo gën programme su fekkee ni ñun ñoo gën équipe su fekkee ni ñun ñoo gën farlu ci liggéey defar Ndar. ba tey kii itam di coalition Pastef fii ci Ndakaaru jot nañu investir ni kii démb seen responsable di kii di Abbas Fall ngir mu jiite liste bi coalition bu Yewwi Askan Wi parti bu Ousmane Sonko nag naka noonu nag di o ñi mu nekkal daal ñu fexe ba ànd bi doon lu sincère naka noonu tamit la ñu daal di investir yeneen i candidat ci commune fii ci Ndakaaru Ibrahima Jame ci ay leeral. Pastef ci yoonu mairie bu Ndakaaru ak commune yi ko wër daal dinay investir candidat yi nga xam ni moom la proposé pour diriger liste coalition Yewwi Askan Wi Abbas Fall moom la ñu jiital pour mu jiite liste Yewwi Askan Wi moom nag muy artu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen collaborateur ñu ànd ci ànd bu rafet bu amul benn naxante. coalition bi nag àndu nawle la ñu wax ànd bi mënul ànd ak naxaate Sénégal dañoo wóolu leen kenn ku ci ne am na kóolute bu la Sénégal jox ne la lii la ñu bëgg foo munti dem boo demee défendre les intérêts du Sénégal même booy défendre sa intérêt parti na méngoo ak intérêt Sénégal te pour ñun intérêt coalition bi normalement intérêt Pastef la intérêt pur la intérêt set la intérêt taxawu la dañ ko war a jëmmal Sénégalais yi soxlawuñu ko leen nax te duñ ko nax et incha allah dinañu bëggoon a dem. won waa ji ne ko fii dara muus bi Abbas Fall ba tey ci turu Pastef di artu di xamle ne li fi amoon dootuñ ko nangu te troisième mandat tamit duñ ci ànd. duñ ko nangu la woon wàlli na xale yi màgg nañu dootuñu ko nangu na ko xam moom ak ñi ànd ak moom te incha allahu rabbi li ñu wax nag lañ ci dëgg yàlla 2024 Macky Sall du bokk élection ici au Sénégal. Investiture candidat yu Pastef yi pour mairie bu Ndakaaru ak commune yi ko wër nag def nañ ko ci mobilisation bu am solo waaye seen njiit la di Ousmane Sonko fekk wu ko. Sport Weekend dañ ci ànd ak Mal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu daji tàmbali lu jëm ci wàllu tàggat yaram si ak mbirub handball dinañu amal finalu coupe du Sénégal ci aser ji ca stade Iba Mar Diop ne bu takkusaan nag jotee ca yooyu la jongante équipe bii di bu Duc dina kon laale ak waa Diso bu nu ca noppee ca góor ña US Gorée dina kon laale olympique club bu Diourbel bu ñu sukkandikoo ci seen directeur technique national di Mamadou Youga Dieng yooyu la jongante yu nar a am solo te nar a neex lay doon nanu ko déglu moom DTN bu fédération handball bu Sénégal. mooy coupe ki la gën a gëm entraînement ki la gën a gëm liggéey kooku peut-être mooy gën a am chance su génn te ñun man yaakaar naa ne daal dina nekk ay match yoo xam ne ay match yu neex la parce que xale yi progressé nañ trop techniquement progressé nañ te dama bëgg loolu bu
itam ñu bañ a club yi ma wax leen nekk ñu bañ a taxaw. waaw man de li ma ci gën a neex rek mooy nekk dañoo gis ne même ci championnat bi sax passé final de championnat bi passé ni am na joueur am na équipe yoo xam ne dañoo fi ñu départ dafa sori trop. mais fexe nañ ba yegg ci ay final comme jamono mi joué temps yi passé xam nga jamono toogoon na fu lu yàgg joué tour final mais jamono léegi fexe na ba dellu ci final yi passé kon ci jigéen ñi alors yooyu yëpp day wane ne que nit ñi ci gannaaw ñu ngi liggéey waaw ñu ngi liggéey xale yi itam gëm nañu handball bi nga xam ne moom la ñuy def te bëgg nañ cee sori te loolu lu am solo la lu am solo trop pour ñun la parce que itam am nañ chance su léegi am équipe nationale yoo xam ne yi ci góor ñi ak ci jigéen ñi dafa tax ba xale yi itam xam ne que boo liggéeyee war nga ci mën a am place comme seen ay morom parce que seen ay morom yoo xam ne ñu ngi ci biir équipe nationale bien que ñu ci bëri ñu nga France mais ñoo am ñi nekk fii itam am na ñoo xam ne ñi ñu ngi ci biir équipe te loolu lu am solo la. gannaaw Mamadou Yugo Dieng ñu daal di waxtaanee wàllu coupe de la confédération africaine waa Jambar FC yi kon jotes nañoo yegg ca Nigeria ñu war a kon amal jongante ci dimanche ji ak seen diggante ak waa Enimba ñooñee di waa Enimba yi ñoo leen kon dóoroon ci Aserje nu weesu ca Thiès benn bal ci dara ñoom nag waa Jambar yi war a kon dem foofa def ab jaloore ngir mën a jàll ci tour bi des ci googule jongante. football bi ci réew itam jàpp leen ni ci juróom-ñeenteel bi journée championnat bu France ci li nga xam ne mooy Aserji Nantes ak Clermont daanu amal ko nopp jongante Lille dina kon laale ak waa Brest dimanche bu classico laa doon ndax Marseille dafa daje ak waa Paris Saint-Germain googu jongante ca Vélodrome la nar a doon ca Angleterre itam Chelsea moom dina joué ak waa Norwich Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté laale ak waa Newcastle Everton daje ak waa Watford bu Ismaïla Sarr Brighton war a laale ak waa Manchester City ci Angleterre itam dimanche am na jongante bu am solo ndax Manchester United moo dee kon dalal équipe bi di Liverpool bu Sadio Mané. ci Espagne itam daanu fa amal ab jongante nee na ci Aserji Valence ak Mallorca noo dee kon suwe Atlético de Bilbao ak waa Villarreal dimanche ja mooy classico ba Barça moo dee suwe ak waa Real de Madrid. ca Italie moom dañu jàpp ni foofa Allemagne ak itam Italie daan fa amal ay jongante ndax Bayern Munich moom kon dina leeg waa Hoffenheim loola ci Aserji lay doon ca réewum Italie nag AC Milan moo war a dem fekki waa Bologne ngir fexe di dëgëral taxawaayam ci kaw googule classement di bub championnat bu Italie. jangeen jëf loola ci tënk moo di gënoon a fës ci xabaaru tàggat yaram yi nu yendu jàmm. jaajëf Maltino Diagne. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée,